auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw bokki internet yi suivre question impossible dañu ñëwaat tey encore pour waxtaan ak yéen cette fois-ci ci tasawuf ak li koy xeex maanaam ñi nga xam ne ñooy xeex diine ñooy xeex tarixa yi ñooy xeex islam dans le monde te muy dajjaal seytaan pire. xam nga fan yële dañ ci defoon benn waxtaan ci kër ga ci xale yi ñu dugal ko ci groupe yi am ñu bare ñu wax ñu ni foofu daal dañ indi suite bi ci moo tax question impossible ni kon nañ ko jël yaatal ko maanaam indi commencement bi ba fin bi indi waxtaan bi lépp lan moo tax Iblis bëgg a xeex tasawuf lan moo tax Iblis yan méthode la jaar ban façon teg la teg yan shayatin la ci àndal yan xeetu dajjaaloon lañu yan méthode lañu tëral ak pourquoi ñu bëgg a combattre tasawuf pourquoi surtout pourquoi ñu bëgg a combattre rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf pourquoi lu mel ni tarixa yu bari dugg ci ndax seen dundal gi ñuy dundal leeru yonent bi ci kaw suuf loolu dinañ si ñëw incha allah dellu si yéen bu baax yaatal leen ko wax leen historique beeg yëpp fi mu jógee ak méthode yi mu bëgg a jaar. waaw xam nga njaga seytaane Iblis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daf fi nekk ba jógee fi génn àddina ci zahir waaye ruuxu yonent bi nekk lu fiy des ndax yuuxu yonent bi mooy leer gi alimenté xolu jullit yi ruuxu yonent bi mooy leer gi alimenté kawnu bi ruuxu yonent bi moo sax moo tax nit ñi continuer di bëgg yàlla bu dee nit ñi ñun kese rek te sans leeru ruuxu yonent bi amuñu làmp bu ñu liiral lëndëmi suuf mais leeru yonent bi ci la ñuy gindeekoo moo tax yonent bi dafa sax ci baatin daf fi nekk ijalin mu zaman Iblis dajjal bu ñu la waxee dajjal mooy Iblis bu la neexee nga ni benn la rek Iblis bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nekk fi di dund ci kaw suuf dafa am fu mu jaar ak moom teg benn réunion waxtaan nañ fexe ba seen waaj yi ñu jële ko fi réunion ba ñu defoon ci kër Abu Jahil ñëpp xam nañ ko mooy bi ñu ba yonent bi gàddaayee mooy seen waaj yi naka la ñuy def ba jële ko fi la leen laaj toog ak yeneen seytaane ay dajjaaluun ñu wax kii ni ko nañ ko génne dëkk bi mu ni ko loolu baaxul kii ni nañ ko tëj kaso mu ni ko sa xalaat baaxul kii ni nañ ko boycotté mu ni ko sa xalaat baaxul ñu laaj ko ni ko waaw góor gi yow naka nga xalaat nu la ñu war a def mu ne ngeen jël fanweeri waxambaane ngeen jox leen yàpp gëléem yu reer bu suuf jox leen sàngara ñu naan ba mandi ñu daa seeni jaasi ba mu ñaw tëru ko buntu néegam bu jógee fajar génn ñu cor ko ay jaasi ba mu tëdd loolooy li wóor parce que daf ko bëgg a supprimer définitivement loolu nag yàlla xamal yonte bi ni ko boo fi fanaanee sa bakkan du ko fekke jógal ci guddi gi ca la jógee ca guddi ga jàng suurtu yaasin xëpp leen ko ñu nelaw mu génn màkka loolu di gàddaay gi mais bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam génne àddina lan moo fi des léegi yonte bi jóge na fi jullit yi jaxasoo nañ ci seen biir xaajot loo nañu ay pàcc yu bare mu nekk loo xam ne léegi seytaane taxaw nag woowaat defaat réunion ba mu defoon bi yoon ma ngi ko defee ca Bagdad boobaak léegi ça fait plus de 1000 ans fale Iblis toog waxtaan ak ay ñoñam gis nga combat yi ngay gis yëpp li ngay gis lépp ci liy xeex diine liy xeex tarixa foofu mooy cosaan bi waaye xam nga tubaab dafay wax ni booy xeex benn système doo nekk à l'extérieur da ngay nekk à l'intérieur du système parce que mënoo xeex benn système à l'extérieur donc boo bëggee xeex l'islam da ngay nekk ci biir l'islam boo bëggee xeex sunna da ngay mbubboo sunna parce que foofu ngay créer benn doute foofu ngay jaaxale nit ñi duñu comprendre waaye ñi si des ñëpp nag manipulation moo leen di yóbbu ñu si bari na ci ay victimes ay coupable victime noonu laa ko mën a tuddee ay victimes yoo xam ni ay coupable yoo xam ne ay victimes la ñu moo tax maanaam ñàkk a xam réeral leen moo tax ñoom seen bopp ñu wëlbatiku di xeex sunna te ñoom duñ ko yëg te ñoom ñi ngi jàpp ne dañuy dundal sunna moo tax Iblis bi mu defee waxtaan boobu ak ñoom dafa toog ni leen nag seen waa ji jóge na fi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam génn na àddina ñun rekk fi des ak nit li nu ko ngeen xalaat ni noonu la ñu war a def ba diine yépp jeex ci kaw suuf diine laa bëgg mu jóge fi gëm yàlla ci boppam xam nga bu ñu waxee xeex rek bul jàpp rek dafa am ay niveau la seytaane dafay xeex tarixa cheikh dafay xeex bépp tarixa rek bu baax waaye dafay xeex islam mais dafay xeex en même temps gëm yàlla ci boppam bu gëm yàlla jeexee yooyu yëpp jeex maanaam diine jeex na tarixa jeex na islam jeex na gëm yàlla ci boppam disparaître
léegi dafay xeex pour nit nekk rab mel noo xam ne kenn xamu ko ci ay jikko yoo xam ne rab yi sax duñ ko def dem ba rab yi sax tanuñu loolu lay bëgg foofu lay soog a yéegi ne am na victoire parce que boobaa dina mel ni ku wan yàlla ni ko nit mi ngi ma jëndee mi ngi nii jaru ko moo tax mu teg réunion boobu waxtaan ak ñoom ni leen dama bëgg ñu xool nu ñuy def ndax ñu ak ñoom rek a fi des gars yi ni ko lenn de gis nañ ko ku nekk wax sa xalaat ñu ne léegi nañu def ni ñu defoon téere yu jëkk ya parce que moom kat bàyyi na fi alquran rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi dem na waaye bàyyi na fi alquranul karim nu ñuy def gars yi ni ko nañ def ni ñu defoon téere yu jëkkee rek alquran ji nañ ko jël rek soppi ko jël ay araf yokku ci jël ay baat dugal ci dindi ci ay texte dindi ay surat dugal ay surat yi ñu arrangé wul ñu dindi ko sànni comme nañ def injil ak yeneen téere yu jëkkee Iblis ni leen loolu moom mënatu leen ko c'est trop tard ñu ko mais lu tax parce que yàlla moo ci intervenir moo wax ni inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la hafizun man yàlla maa wàcce alquran te maa koy défendre moo tax mun leen araf boo ci yokk ñun la dindil araf boo ci wàññee ñun la delloo ko ci boo ñëwoon tey jii alquran nga bëgg cee changer dara bu subaa gone ko ndaw mooy jógee fële dikk ni la araf bii delloo ko ci la bokk wala mun la araf bii dindil bokku ci moo tax dafa impossible pour nit mën ko changer moo tax Iblis ni leen mënatu leen ko ñu ne ko mais nu ñuy def ñu ne ko nu ñuy def mu ne da ngeen di fexe ba alxuraan boobu da ngeen koy isolé da ngeen di fexe ba alxuraan ngeen isolé ko rey yonent bi dañ jéglu ñaar yi bu baax a baax pourquoi Iblis ñaar yooyu rek la wax daf ne yi ngeen di wax yëpp amul njëriñ ñaar yi bu ngeen ko réussir l'islam dëgg au vrai sens du terme jeex diine jeex xam nga nag l'islam dafa nekk ñaari forme dafa am islam am diine xam nga dafa am loo xam mooy forme bi am loo xam ne mooy fond bi diine mooy fond bi islam mooy forme bi mooy ku wommatu mooy ku suivre mooy ku nangu accepter li ñu santaane julli woor génne aj Makka et cetera yaa ngi ci islam mais taxul nga am diine moom lay wax ca arab ya xaalati lil arabu amanna qul lam tu'minu walakin xuulu aslamna xaalati wax na ñoom arab ya nii amanna gëm nañu yàlla ni ko déedéet wax la ni leen gëmu leen da ngeen wax ni kay wommatu nañu te pourtant ñu tuub la dugg ci l'islam gëm yonent bi ni ko gëm nañu yàlla ni ko gëmu leen ne leen wommatu leen iman duggagul ci seeni xol ça veut dire quoi kon ça veut dire am na beneen dimension ci biir diine boo xam ne Iblis daf ko war a xeex moo tax mun leen nag da ngeen di isoler alquran parce que alquran comme mënutuñ ko fay jëlee mun da ngeen ko isoler rey yonent bi ñu ne ko mais yonent bi dee na mu ne dee deewul de mi ngi dund ci xolu jullit yi yonent bi mi ngi dund ci xolu jullit yi foog ngeen fexe ba supprimer ko ci xolu jullit yi ñu ne ko waaw léegi isoler alquran bi nga wax mooy lan mu leen alquran mooy texte bi nga xam ni buñ ko jëlee ñoom jullit yi di ci waxtaan di ko caaraar di ko toj di ko settantal di ci def ay réflexions yu profond dina dem ba àddina bi yëpp dinañ ko gëm parce que dinañ gis ni solution problème yëpp moo ko yor ba pare moom tënk kullu xam-xam dañ koy xam bu boobaa moo tax buñ ko waxtaanee normalement rek ñëpp dañ koy mujj gëm moo tax ma bëgg ngeen isoler alxuraan ñu bañ ko waxtaanee na ngeen fexe ba alxuraan daal na nekk loo xam ne rek téere bee fii nekk nii ñu koy rafetale bibliothèque yi di ko rafetale jàkka yi di ko rafetale oto yi ak ku gën a neex baat ku dàq tajwid loolu rek lañ koy doyee mais quant à jël alxuraan di waxtaani contenu bi loolu bu mu am parce que bu ñu ko defee rek ñëpp dañ ko mujj gëm ñu ko duñ ko def mu ne da ngeen koy isolé da ngeen di fexe ba loolu bu mu am bu ñu waxtaanee alxuraan ci profondeur yi ñu ni ko mais loolu nu ñuy def ba mu nekk mu ne da ngeen di fexe ba jullit yi bu ñu nekk ci jàmm nañuy guerre guddeeg bëccëg rek bu ñu nekkee ci ab rayante guddeeg bëccëg dootuñu tal alxuraan bu ñu nekkee di xeex noonoo bañante da ngeen fexe ba nañ bañante da ngeen fexe ba dañ sax ci xeex bu ñu noonoowee rek dañuy sax ci xeex moo li dal jullit yi tey ci àddina bi jullit yi rek ay reyante terrorisme yi ngay dégg souvent est-ce que ay yéefar la ñuy rey déedéet ay jullit rek la ñuy massacrer seetlu leen rek fi ngay dégg ñu naan la ci ay terroriste ay groupement ay bi nekk Nigéria wala bi nekk fële nu mu tuddati yooyu yëpp loo ci dégg lu ñuy wax ay jullit la ñuy massacrer nii leen ay yéefar ngeen yéen tuumaal ñooñu ni leen ay yéefar ngeen ñooñu tuumaal leen nii yéen ay yéefar ngeen ñuy reyante
sunnit ba rey chiite ba rey salafiste ba wahabit ba kenn ku nekk def sa morom noonu boo xam ni nga ko bañewu ko yéefar ni ñuy bañantee jullit yi ni ñuy bañantee seen biir bañewuñ ko yéefar moo tax jullit capable jël bomb ñëw ci jàkka fekk jàkka ju ñu naan allahu akbar laa ilaha illallah mu jël bomb bu dugal ko ci biir jàkka ji mu explosé mu ne day jihaad wala mu rey boppam ànd ak ñoom taal boppam ni day jihaad kooku du seytaane bu ñëw di jaxase jullit boo xam ne il est convaincu que ni moom jullit la ñii ay yéefar lañ loolu jàpp loolu nu mën a dalee ab jullit nga jël sa bomb fekk jàkka yi ñu ne jàkka ji pour yàlla ñëw jàll nga gis ñu xam ne jàkka la nga fekk ña nga fa fekk ñu toog waxuñu leneen de laa ilaha illallah la ñuy wax allahu akbar fatiha alquran nga dugal fa bomb ñu leen ay yéefar ngeen explosé ko lu kooku lan moo ko dal parce que xeen bi mu am contre jullit boobu amu ko contre yéefar parce que lu tax mu xeen ko parce que daf ko bañ ci pas-pas lañ bañantee moo tax seytaan ni leen na ngeen fexe ba ñoom nañ bañante ci seen biir te nañ bañantee ci pas-pas ndax bu ñu bañantee ci lu dul pas-pas mën nañoo retrouver wu maanaam jullit yi bu ñu noonoo ci lu dul ngëm ci lu dul li ñu gëm ñu noonoo ci leneen lu bokkut ak diine mën nañoo retrouver wu très rapidement bëggante soppante waaye bu ñu bañantee ci seen biir pas-pas nag mooy bu ñu bañantee ci li ñu gëm noonoo gi day gën a dëgër day gën a sax lu ngëm ga di gën a dëgër noonoo gi di gën a dëgër lu pas-pas bi gën a dëgër noonoo gi di gën a dëgër moo tax da ngeen di fexe dañuy bañante parce que yow sunnit nga yow salafiste nga yow tasawuf nga yow wahabit nga yow leneen nga ne fexe ne nañ bañantee ci yooyu bu ko defee lu ñu la ñu nekk lu ñu ko gën a gëm rek dañuy gën a bañantewaat mu leen bu boobaa bu julli di dajee du ñu waxtaanee alxuraan ji ñu bokk kenn ku nekk da ngay tam sa morom dëmm mu leen bu boobaa loolu bu xasee ba am ñu naan muy julli du ñu dajee mukk ba waxtaanee alxuraan day isolé wu na léegi dañ koy day nekk meuble nu ñuy teg nii rek kaamil yu rafet yu bind bu rafet def or mu wërale ko ci mu nice ñu teg ko ci table yu bureau yi teg ko ci jàkka yi armoire yu rafet loolu day doy wala ñu ku gën a neex baat rek ku dàq tajwid rek jàng-jàng bu neex ñëpp ni macha allah ñëpp daanu jeex na mais kantaa di waxtaane la taxoon mu jóg parce que yàlla dafa wax ni bind gi mu bind wala xad yasarna alqur'ana li zikri fa hal min mudakkir man de yombal naa alquran ngir la réflexion waaye ndax am na ci yéen ñuy xellu wala xad yasarna alqur'ana li zikri fa hal min mudakkir donc alquran boobu pour la réflexion la pour xalaat la pour gëstu la pour comprendre nga inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi layli wa nahaara la ayatin li ulul albab ñu ne ko yàlla ñan ñooy ulul albab mu ne allazina yaskuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim waaye wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi do yàlla dafa bëgg réflexion rabbana ma xalaqta haza batilan loolu yaa ngi koy defee ci alquran ñaata yoon la loolu kenn xamul lu mu toll mais loolu tey fu ñu ci toll non jullit def duñ ko isolé nañ ko alquran dàq gën a neex baat rek lañ koy doyee gën a rafet le kaamil rek lañ koy doyee bibliothèque yu gën a rafet rek lañ koy doyee mais ñun jullit suñu bokk alquran boobu ñun noonoo bañante bay reyante parce que dañoo bañante ci pas-pas ñu ne ko waaw donc loolu dégg nañ ko waaye naka la ñuy mën a def nag ba noonoo gi am seen diggante bañante bi nga wax mu am Iblis neen da ngeen leen di infiltrer liggéey baa ngi noonu attention fi moo ëpp importance Iblis neen da ngeen leen di infiltrer ñu ne ko infiltrer comment mun da ngeen di jël ay dajaal ay shayatin ay nit yoo xam ne ay seytaane lañu ñu dem bépp boroom xam-xam bu nekk ci kaw suuf ca jamono booba moo tax téere yi ngay gis tey njàng mu bare meeg téere yu weex yeeg polémique bu bare beeg ña koy wax xamuñu lii ñuy wax cosaan li dëgg-dëgg xam la dañu la ko defal texte rek ñu la diw moo ni woon loolu rek nga ci am mais diw moom xamoo ci moom dara xamoo ba xam téere bii nga yor moom bindu ko ci loxol boppam dañ ko nit ak junniy nit bindaat dañ ko ci diggante bi xamuloo luñ ci yokk xamuloo luñ ci wàññi jaglee la ko diw en réalité amul benn preuve di ko wax te da ngay jóg ni pourtant non man duma topp nit te yëgoo ni nit ngay topp xam nga li gën a garaaw mooy da ngay gis ndeysaan Sénégal ku taxaw ni man topp ma kenn man yonent bi laay topp te waxoo dëgg amul ku topp nit ñépp nit la ñuy topp kenn toppul yonent bi fii amul fi kenn kuy topp yonent bi nit ngay topp moo ne la lii mooy yonent bi nga topp ko nga wóolu kooku topp ko ñaar mooy nekk nit ka nga xam ko nga bañ ko xam nga gis ko ci kaw suuf nga ñàkk ko gis da nga ko dégg turam rek bokku leen sax continent bu ngeen nekk souvent musoo koo xam yow da ngaa judd l'an 2000 ubbi benn téere dégg ko ci wax ñu ni ibnu diw nee na ibnu diw nee na ibnu diw nee na
nga wóolu ka la ko jàngal oustaz ba la ko jàngal wóolu ko mun la lu mu la jàngal rek dëgg la lu mu la wax rek moom dëgg la doo ko werante waaye lu keneen wax nag nga weddi ni ko yow sa waxi bopp la lii la yonent bi wax keneen kële moom dafa jàpp ni moom it lee mu wax loolu la yonent bi wax est-ce que gis nga ne man topp ma leen yonent bi laay topp fekk waxoo dëgg nit ngay topp mais li gën a garaaw mooy xamoo ko d'abord xamuloo ki nga topp kan la amoo ci moom da nga dégg nii tur wi rek ibnu diw rek nga ci dégg loolu nga ci am xamoo ci moom dara ba tax sa diggante ak moom ëpp na junni at ba pare itam téere yi nga yor it bi ñu bind ci loxoom moom ay yu répété la ay junni yoon ni la diw moo ko bind nañ bàyyi xel bu baax loolu c'est très important détail boobu dafa bari na lu sànku ci nit ñi loolu la leen sànk mooy yëgoo ni yow billaay nit nga topp te ki nga topp xamoo ko te amuloo dara amul benn grotte boo xam ni xadis yi wér dañu faa nekk nga xam ne ku dem ci grotte boobu dajji ko génne xadis yi yooyu muy wér wala ñu am benn ordinateur boo xam ne boo ci dugalee benn faux xadis tàppe dala koy rejeté taf ñu ne bii faux xadis la comme faux billet ça n'existe pas ay nattale rek la ay nit a ko def ña dajale téere yi gis ñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi bind téere xadis yi gis ñu yonent bi seen way jur gisul yonent bi ay nit ñoo def analyse ci seen xel ba jàpp ne hadis bi wér na wala ñu def analyse ci seen xel ba jàpp ne hadis bi wérul d'après ay enquêtes yu ñu def pour bañ a guddal mu ne enquête xool ki leen jox hadis bi mooy kan silsila bi mu joxe est-ce que leer na hadis bi est-ce que dëppoo na ak alxuraan mais loolu yëpp xamal ne ay logique gu nit la mën nañ juum boo nee yow lii dëgg la mais loolu tax nga ne parce que aaya alxuraan nee na kenn dikk ni la man weddi naa ko nga ne ko lu tax mu wax mu indi la alxuraan ban moo ci biir dama mas a wax sama benn frère mu ni ma gëm naa ne xadis bii dëgg la ma ne ko xadis ban li yant bi ni képp ku nekk yéen ci ab sàmm la sàmm bu nekk dinañ ko laaj yowmal xiyaam la mu doon sàmm xadis bi dëgg la ma ne ko lu tax nga wax ko mu ni parce que yàlla wax ni wattu leen seen bakkan wattu seen bakkanu njaboot safara ma ne ko mayit weddi naa ay xadis bi waxin la rek booba munu ma lu tax ma ne ko mayit alxuraan mu li mu wax moo tax ma ne ko yàllaa ni yowmal xiyaam benn bakkan du fa amal beneen bakkan njariñ kon kenn du cause kenn ku nekk sa jëf ci sa kaw lay dellu kon non man gëwuma xadis boobu parce que alxuraan waxul loolu mu ne tekk ni ma wax nga dëgg ma ne ko léegi interprétation la selon man selon yow xadis yi ngay gis it yi ngay wéri mooy selon diw parce que dangaa wóolu nit ko rek donc loolu ñun ñëpp fa laa budd ci la ñuy dund mënuñu cee génn kon bu kenn jàpp ni yow dangaa topp yonent bi ñee nag ñoom topp ñu yonent bi parce que dafa am nu ñu la jàngal ni la yonent bi moom it mu am lu ñu ko jàngal ni ko yonent bi la nga am yoo gëm am yoo gëmul moom it mu am ñu mu gëm am ñu mu gëmul nga am ñoo wóolu moom it mu am ñu mu wóolu moo tax ma taxaw foofu tuuti moo tax bu kenn foog loolu amul léegi mun leen da ngeen leen di infiltrer moo tax problème boobu loolu ko indi infiltration bi moo indi ñuy génnee ay 60 000 ay 600 000 faux hadis yaa 5 ans xaw ma suma juumul génnee nañu ay plus de 600 000 faux hadis moo tax mooy mën a tax nit ki taxaw mu ñëw infiltrer leen. Iblis ne da ngeen leen di infiltrer da ngeen di yabal ay nit ñoo ñëw jàng ca ñooña doon seeni taalibe nekk ak ñooñu di bind ay téere di denc waaye dañuy bind ay téere yoo xam ni dañuy wax ni sëñ bi nee na sëñ bi nee na dañuy bind ay téere yoo xam ni dañuy wax ni ñoo ko wax ji yëpp na nekk rek nañuy xas ñeneen ñi ci des traité leen yéefar maanaam sunnit bi nay bind chiite yi ay yéefar lañ chiit yi baaxuñu chiit yi ay dëmm lañ chiit dañ leen war a rey chiit duñu nitu dara ñee ñu yabal ci sunnit yi ñoom loolu la ñuy bind ña dem ca chiite ñoom it loolu la ñuy bind sunnit yi baaxuñu sunnit yi ay yéefar lañ ña nekk ca salafiste yi loolu la ñuy wax ña nekk ca wahabit yi loolu la ñuy wax ña nekk ca keneen ak keneen loolu la ñuy wax kenn ku ci nekk yaa ngi xas sa morom yuy bind ay téere di denc seytaan yi ni leen téere yooyu bu leen ko génnee de da ngeen ko bind rek denc ko wàcc ko fa ndax beneen génération laa ko soxlaa jox bu ko defee ñu bind téere wàcc ko fa ba ñoo ñëpp génn àddina beneen génération yi ñoo gis téere yooyu jël ko xam yu moom daan ko dégg bëggoon ko daan ko dégg ak sëriñ ba xam kook moom mu nekkoon taalibeem nekk bokk ak moom ñu xam kook moom gis ñu téere yi mu bind wax ko kan moo koy weddi bu ko defee nag loolu moo créé noonoo gu tar googu nekk ci seen diggante ndax mbañeel ga dafa yàgg dalee na mag te dafa enraciné wu parce que dafa nekk ci pas-pas lañ bañante loolu nag moom la Iblis def ba xaajat li julli yi moo tax julli di nekk di reyante guddeeg bëccëg noonoo bañante ba tax ñu néew doole duñu mën a am doole duñu mës a mën a ànd parce que ci pas-pas lañ bañantee ñu ne gars yi ko boobu leer na léegi yonent bi nga wax ñu rey ko lañ comprendre Iblis nag boobu nag moo gën a intéressant boobu moo concerné ñi nekk ci tarixa surtout
mu ne leen seen yonent boobu nag moo gën a dangereux alxuraan ci waxin mu leen yonent bi ci iblis moo gën a dangereux alxuraan ñu ne ko mu leen bu ñu bàyyi woon alxuraan topp yonent bi ñu ne ko mu leen man de ñu topp alxuraan bàyyi yonent bi moo ma gënal moom iblis nee na jullit yi topp alxuraan bàyyi yonent bi maanaam bu fekkoon dañuy ñaar dañuy ñëwoon jullit bi ñaar daal léegi day ñaari moo fi des da nga ciy topp benn soit da ngay topp alxuraan soit da ngay topp yonent bi donc logiquement da nga naan kon naa topp alxuraan moo gën a logique bu ñu soit da ngay topp yonent bi soit da ngay topp alxuraan ci waxin rek da nga naan logiquement kon naa topp alxuraan mooy gën a logique mais iblis nee na non 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 ñu topp alxuraan moom moo ko gënal moom ñu ne ko mais lu tax loolu mu ne bu ñu toppee alxuraan te ànduñu ak leeru yonent bi dañuy gëlëm duñ ci gis dara duñ ci xam dara te alxuraan source de conflit doo nga lay doon ci ñoom bu ñu toppee alxuraan parce que lampe li leen di éclairer li leen di leeral ci alxuraan mooy leeru yonent bi bu ñu toppee alxuraan sans leeru yonent bi sans ànd ak bëgg yonent bi sans ànd ak leeru yonent bi ci seen xol sans ànd ak salaatu ala nabi nga xam ne mooy nekk lampe bi leen di guider mu ne ko du ñu gis ci alxuraan dara dañ cay gëlëm te dafay nekk source de conflit ci moom moo tax yàlla wax ni yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yuxtikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuuran tamshuuna bihi wa yaghfir lakum yéen ñi gëm yàlla yaa ayyuha allazina amanu ragal leen yàlla te ngeen topp yonent bi bu ngeen ko defee déglu li mu wax ci topp yonent bi bu ngeen ko defee daan leen jox ñaari paar ci sama yërmande yuxtikum kiflayni min rahmatihi waaye yamu ca de wa yaj'al lakum nuuran tamshuuna bihi dana leen jox leer goo xam ne moom ngeen di gindeekoo ci kaw lëndëmi suuf wa yaxfir lakum ba pare ma jéggal leen nag moo tax topp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy dund ko mooy màggal ko mooy def salaatul fatihi mooy def salaatu ala nabi parce que topp yonent bi mu la toppal yonent bi te yow mosoo ko gisoo ko ki ne damay topp yonent bi mooy ki nga xam ne dafa gis yonent bi jaxëran bu yonent bi taxawee mu taxaw bu yeggee suuf mu yegg suuf bu demee mu dem bu dikkee mu dikk kooku bu ko neexee mu ne man moom laay topp moom laay roy mais yow mi judd l'an 2000 yow dañuy raconter ay textes yoo xam ne ëpp na junniy at ni la yonent bi lii la defoon wax bi am ay répétition yu bare am ñu ko gëm am ñu ko nanguwul ñi weddi bi xam nga ni dem nañu ba ni 10 hadis rek moo wér fukki hadis yi li muy bare am nañu koy wàññit di ko wax wii wérul di wàññi ba mujj gi ci fukk lañ mujj xam am na téere bi ñu lay wax les 40 hadis mooy ñeent fukki hadis yi wér am na ñu génnewaat 10 ni 10 yi dong ñoo wér ci biir 40 yooyu génne nañu ci 10 ni 10 yi daal mooy yi wér finalement kon yépp ay doute la